internaute Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu di am mbégte di dellusiwaat ak yéen seen invité de la rédaction tey nag ñu ci dalal Ahmed Karim Cissé moom bokk ci initiative doomu Ndar yi moo ko jiite sax mooy coordonnateur bi ñoom nag dañuy xeex lépp loo xamante ne rek tubaab bi bàyyi woon nañ ko fa maanaam statut ak loo xam ne Sénégal moo ko moom ñu fexe daal ba xool naka lañ koy yoree ndax dañ leen fiy jëlee wala dañ leen fiy bàyyi loolu lépp dinañ ci waxtaanee ak moom ci biiru jotaay bi Ahmed ñu bàyyi la nga nuyoo ak sunu mbokk internautes yi. asalaamaaleykum Moustapha ñoo ngi lay nuyu di nuyu téléspectateur yu Sunugal 24 ak mboole seen internaute yi ñuy seetaan ci àdduna bi. voilà initiative doomu Ndar yi naka la juddoo. waaw initiative doomu Ndar yi consensus la bi nga xamante ni waxtaan moo ko yëgati ci diggante doomu Ndar yi ndax dañu toll fi nga xamante ne àdduna bi yëngatu na wax ji bare na. boo demee fu mel ne Ndar jot nañ fa daaneel statut fédéral bi am nañu ci ànd ñi nga xamante ne dañu jàpp ni dañ ko fa war a bàyyi am ñi nga xamante ne dañu jàpp ni dañ ko fa war a jëlee ci loolu nag dañu jàpp ni dafa jot ñu toog waxtaan bi nag déjà àdduna bi ni fi mu toll ci feebar bi ci mbas mi ñu jàpp ni li gën mooy ñu def ko ci internet bi ñëpp joxe seen xalaat ndaw ñu joxe seen xalaat mag ñi itam yebal ndaw yi ñu jox leen seen yóbbante leen seen xalaat bu ñu jotee xalaat yooyu yëpp ñu segg ka ñu saytu ko comme li ñoo wax genre sondage ñu jébbal ko conseil municipal bi leen ñun de suñu gëstu lii la ñu gis ni doomu Ndar yi nii la ñu gisee at ñi bëgg Ndar parce que Ndar dafa am doomam at ñi nga xamante ni dañ ko dénk mooy ñi nga xamante dañ fa jàngi woon ñi nga xamante dañ leen fa affecté woon ñu am fa soxna ñooñu ñëpp tey jii ñun dañu jàpp ni Ndar la ñu bokk am nañ fa wàll bu ñuy dogal ci Ndar war nañ leen ci laaj seen xalaat donc tey jii doomu Ndar yi nekk Ndar doomu Ndar yi nekk Sénégal ak doomu Ndar yi nekk ci diaspora bi ñoom ñëpp la ñu woo leen nañu waxtaan parce que bu ñu waxtaanul benn bés nit xolam dina tàng mu jóg nekk di wax dafay dem yëgati statut fédéral bi te loolu fitna lay judd lay indi waa léegi bu benn ay jeunes jógoon ni dañuy dindi statut fédéral bi police dóog leen fa loolu est-ce que jaadu na xam nga war nañu toog ñun ñëpp ñu xalaat xool seetak ñi yëg ni am na yi nga xam ni jaaduwul yanuwul maanaam tey ji police Sénégal warul ñëw nekk di dóog ay doomu Sénégal yi ni dañuy yëgati statut fédéral bi te xale yi itam amuñu droit toog ba ci yàgg ni dañuy yëgati statut bi donc waxtaan nag adduna bi yëpp waxtaan ak yore man tey jii gis naa ay nit ñu ma jege ñi nga xam ne dañu jàpp ni dañ fa bàyyi statut bi man leen seen xalaat la mais man li ma jàpp li am solo man li ma xalaat amul solo li ma jàpp ni dañu nekk ci démocratie mooy la loi de la majorité bu majorité bi wanee ni lii la ñu bëgg at ku mënti nekk maire at ku mënti nekk chef d'état bu ñu yëgee ni yàqalul dara Sénégal yàqalul dara Ndar dañ ko war a changer. kon proposition daal suñ ko tënkee proposition ngeen def. consultation la. consultation la ak proposition. nga xamante ni boo boolee yëpp ñaar daf ñu war a jox ay indication yooyu nag ci la ñu war a tënku ñu liggéey ci. beneen point bu am importance ñun dañu jàpp ni ak diaspora Saint-Louis diaspora Ndar parce que ñun yamatuñu statut fédéral dañu ni statut fédéral bi nañ ko yóbbu musée. place fédéral bi nañ ko soppali wutal ko beneen tour yamul foofu ñu ni itam Saint-Louis ci boppam benn buuru France lañ ko tuddee woon lu tax mënuñu ko tuddee Ndar tey ji Saloum moo am Sénégal Fatick Kaolack Louga ñun lu tax ñu ñoo tuddee Saint-Louis. mais situation Tëngéej tamit ci la nekk Tëngéej ak Rufisque. waaw ñun tam Tëngéej la ñu préféré que Rufisque de la même façon Ndar la ñu préféré que nekk ay Saint-Louisiens ñu tuddee ñu doomu Ndar moo ñu gënoon ñu tuddee ñu Saint-Louisien. donc tey jii débat boobu yëpp la ñu bëgg teg nit ñi waxtaanee ka wax ci seen xalaat ñun décidé wuñu ni lii la ñuy def walla laa la ñuy def dañu woote waxtaan te internet bi dafa yombal waxtaan bi xam nga tey jii bu doon débat ci télévision 1 heure de temps lay durer mbaa 2 heures de temps bu doon ci rajo ñaari waxtu la bu doon conseil municipal 8 heures midi la mais tey jii ci internet mën nga def débat bi moo xam 1 semaine 2 semaines 1 mois nit ñi ba nga am consensus bu yaatu. te am nañ système informatique bi nga xamante ne ku dugal benn yoon numéro téléphone mu nekk benn yoon la mën dugg. ñun mën nañ ko traité ba nga xamante ni dañu génne. résultat mais bu ñu sukkandikoo ci kayit boobu ngeen joxe ci presse bi ngeen teg ci internet bi boo amee benn lecture bu xaw a gàtt tam nga yaakaar ne yéen da ngeen a bëgg pour proposer daal ni ñu jëlee fi statut yi dafa mel ni côté boobu ngeen gën a am. ñun am nañu droit ni bu doon suñu sago ñu soppi ko ñu changer statut yi yóbbu leen musée. parce que loolu dafay wàññi violence. wante suñu voix amul importance par rapport à la voix de la majorité li ñëpp bëgg ñun loolu la ñuy ànd
tey jii bu waa doomu Ndar yi at xaritu Ndar yi ci àdduna bi ni woon nañ fi bàyyi statut Faidherbe ba Ndar nañ ko bàyyi mu tudd Saint-Louis ñun dañuy toog yamale suñu bëgg-bëgg xam ni loolu la majorité bi bëgg ñu topp ànd leen ci. mais pourquoi choix internet te ñëpp amuñu accès internet am na ñoo xamante ne dinañ bëgg mais duñu xam. waaw looloo tax ñu def ci système bi nit ki da ngay dugal rek numéro téléphone tey jii boo amoon sa yaay bu mënul def ci internet bi mën nga ko wax yaay jox ma sa numéro téléphone nga dugal numéro téléphone sa yaay mu wax proposition nga dugal ko. ñun nag dinañu jël benn marge d'erreur parce que kuy liggéey ci internet war nga jël benn marge d'erreur loolu yëpp am nañu ay spécialistes yu koy saytu bu waxtu ba jotee dinañu mën a def un traitement informatique avec de l'intelligence artificielle ba mën a génnee tendance bi gën a jege lii nekk dëgg. benn point bu ma bëgg dellu ci bu am importance ñun dañu gëm suñu génération parce que tey jii boo xoolee fu mel ne que France président France moins de 45 ans la am xaw ma moins de 50 ans. donc ay jeunes lañu ñun dunduñu colonisation ñun gannaaw indépendance la ñu judd. donc ñun gëm nañ ni bu ñu changé woon Ndar Saint-Louis tudde ko Ndar statut place Faidherbe bi ñu changé ko tudde ko leneen mbedd yi ñu changé ko dañuy yokk suñu relation ak France. yokk suñu relation mais loolu bu ñu ko changé lan la mën a changé par rapport ak comportement jeunes yi par rapport ak seen nekkin je pense que changement boo xam ne ci tur la jógee ci tur la bàyyi ko est-ce que dina changer en réalité Ndar dara Ndar. loolu aspiration la. xam nga nit du malheureusement yow mbayeen nga da ngeen jàpp ni mbég yëpp ci lekk lay am mais nit ki dafay dundal ruuxam sa dundu ruux nag loolu beneen mbég la. aspiration yëg-yëg bi ngay am ci sa dund loolu itam nit daf ko war a dundal. tey jii nit ki da nga war a dundal sa yëg-yëg yi nekk sa ruux tey jii bu fekkee jeunesse su Sénégal dañu toog ba ci yàgg ñu gisatuñu seen bopp ci statut Faidherbe bi ñu pare ñu nekk majorité dañ ci war a ànd ak ñoom. mais waruñu ñëw nekk di leen xeex wala di sànni lacrymogène wala di leen dàqaat. mais Ahmed est-ce que côté boobu tey jii doonoo leen gën a am benn position bu ferme c'est-à-dire ngeen inscrire ci mouvance bi am ci àddina bi yëpp statut yi ñu ngi yëngatu un peu partout ngeen taxaw foofu ngeen ne ñun kat bëggatuñ fi statut Faidherbe. waaw xam nga ku woote waxtaan woote consultation. parce que boo leen defee waxtaan def consultation mën na am tamit da ngeen def nii. non defuñu noonu ñun am nañu droit ni lii la ñu bëgg. mais waruñu tënk itam suñu bëgg-bëgg ni dañ siy tënk ñëpp amuñu si droit si démocratie la ñu nekk ay valeurs de démocratie valeurs de liberté valeurs d'éthique et d'équité loolu la ñu war a doxal léegi nag loolu ku koy doxal da nga war a bàyyi ñëw ni man lii laa bëgg mais bàyyi nit yi ñu wax seen xalaat ñun bi ñu commencé di laaj ñaari fan ñetti fan yi ñoo ngi gis xalaat yaa ngi feeñ gis nañu sax si âge yi yenn mag yi seen position mooy nam fi des jeunes yi ñoom majorité dañ ne na fi jóge mais loolu jeunes yi ñoo ëpp ci Sénégal génération mooy ñi am moins de 40 ans ñoo ëpp ci Sénégal ñi am diggante 18 ans ba 40 ans ñoo ëpp ci Sénégal. donc bu fekkee foofu majorité bi dégagé na fa te ñoom ñoo am doole tey ji bu marche doon am ñoom ñooy marche donc tey ji ñooñu la ñu war a déglu te ñooñu tey ji jàng nañu boo demee gis naa démb benn sénégalais bu nekk Europe mais daf ma ni ñun tey jii fii ci France am nañu fi relation yu am doole te jeunes yi fi nekk gëmuñu colonisation. de boo xoolee mercredi mais Lille fa la Faidherbe bu juddoo fa la fekk baax Faidherbe bu foofu kenn du ko fa sax wax Faidherbe bu général Louis Faidherbe lañ koy wax mais lan moo fa xew mercredi ay tubaab yu xonq coy ñoom ñoo génn nañu yëgati Faidherbe bi parce que ñoom sax du seen jëmbalul seen askan parce que gis nañu ñaawteef yu mu mës a def ci àdduna. mais bu fekkee dem nañu ba tubaab yi ci seen bopp ay sëtam ñëw taxaw ni kii de jëf yi mu defoon bu njëkk ba ñaaw na ñun masatupaa ñun dama lay jox beneen exemple bu ñu gën jege. Maréchal Pétain tubaab la xam nga Faidherbe bi sax yàgg na mais Maréchal Pétain bi mu deewee yàggul ñun ñëpp fekkee nañu ay affaire histoire u Maréchal Pétain yàggul mais Maréchal Pétain. bi guerre mondiale dooree dafa signé armistice ak nazi yi ni moom lan moo taxoon mu def ko ci procès am loolu la wax dafa ni def ko ludul dafa bañoon ñu saax-saaxee capitalu France Paris mais biñ ko condamné dañ ko def indignité dañ ko nangu médaille yëpp yañ ko mës a jox ku nekkoon maréchal médaille am yëpp ñu ni kii dafa def indignité xaw ma nuñ koy dafa teddadil suñu askan waaw Faidherbe bi teddadilul Sénégal tey ji Pétain nit ñeme na jox benn gëdd Pétain ci France amul benn place amul dara lu ñu tuddee Pétain te Pétain yàggul man waxuma ay histoire Louis XIV ak yu yàgg yi ay Faidherbe bi yooyu yàgg na man Pétain laa wax Pétain ñun ñëpp fekke nañ ko te Pétain kan moo ko faagaagal toroxal ko gouvernement général de Gaulle te liñ ko jàppee lenn kese la xam nga Pétain lu mu jàng
Pétain li mu jàngoon moo doon guerre xeex mais bi mu demee ba taxaw mu yëg ni bu xeexee at nazi yi dañuy yàq France parce que nazi yi loolu leen yëgati woon xam nañ ni defar nañu Allemagne léegi yàq yeneen capitales yi. noonu la ñu yàqee Londres ci jamono guerre ba mu ni moom loolu la doon daw mun loolu rek moo taxoon mu naxante at Allemagne yi mais teewul dañ ko toxal sa France ànduñoo ak moom de mais dañu bëgg wane ni France bañee général Pétain te mu bokk ci seen xeet te loolu xew ci siècle bi yàggul mais ñun noonu la ñu war a mën a taxaw ñu ni Faidherbe deful lu rafet Sénégal donc ñun duñ ko jël nekk ci jëmmal duñ ko jëmmal am na jëmmal nañ ko fa un siècle doy na sëkk léegi nag nañu war a mën a xool ay baat yu rafet ñun dañuy woote ci juboo ñëpp àndandoo ci Sénégal mais pont bi aussi tamit da ngeen di changer tur bi oui ñun tey ji am nañu déclaré ñu bare pont Teranga ñëpp xam nañu Sénégal dëkku teranga la ak Ndar aussi bu ñuy wanee Ndar dëkku teranga ku tuddi woon tey ji foofu place pont teranga kan moo si ñamee teg baat si àdduna France sax si boppam ba ba leen ne ñun Sénégal de suñu pont bi tuddoon pont Faidherbe bi dañ ko buddee tuddee pont teranga dëgg la place bi dañ koy changé wax ji dafay jeex ñëppay kontaan léegi dañuy dugg rapidement rek balaa ñoo jeexal waxtaan bi ci côté politique fële ca Ndar maire bi intéressé na la de non ñun mouvement bi dañ ko tuddee ni dañu éviter ba wax baatu mouvement moo tax ñu tuddee que initiative culturelle apolitique fu mu nekk nii at ëllëg li ñu nekk di def mooy waxtaan dañuy waxtaan at suñu askan mais yow en personne mairie bi amoo ambition waaw non awma benn ambition politique man lii vraiment dama si dugg nii rek passion pour boole nit ñi ñu waxtaan at samay xarit yu nga xam ne gëj naa leen dégg xam si beneen génération de doomu ndaag yu nga xam ne gëjoon naa leen dégg ma waxtaan si at ñoom mais franchement awma benn visée politique. milité wu aussi dafa am. waaw milité wu ma si benn politique man société civile laa bokk. société civile nga bokk donc société civile engagée mais responsable. donc man daal li may woote si Sénégal yëpp si région yëpp mooy nit ñi nañu gën a privilégié di waxtaan. te léegi waxtaan bi. bu fekkente ni dañuy waxtaan rek te yàlla tax nañuy di waxtaan doxal ko ci démocratie ndax démocratie même bu njuumte amee bu fekkente ni majorité bi mooy juum même ci l'islam loolu yàlla nangu na ko majorité bi bu juumee sax yàlla mën na leen jéggal donc ñun daal li ñuy woote mooy waxtaan et teg ko ci majorité mais amul benn visée politique loolu tax bëgguñu sax waxu mouvement ñu tuddee ko initiative culturelle et apolitique ouverte à toutes les confessions li indi ñu ni toutes les confessions moo tax ñu nekk di wax ni nañu seet baat yi nga xamante ni mag ñu baax ñi Sénégal li ñu jàngale philosophie bi ci nekk yooyu la ñu war a jël ñu tuddee ko suñu ay mbedd ak suñu ay tali loolu buñ ko defee ma bàyyi la nga def sa mot de la fin loolu buñ ko defee insha allah ñun ñëpp dañ ci gis suñu bopp donc maa ngi dellu di gërëm waa Sunugal 24 merci maa ngi leen di ñaanal yàlla yokk seen projet bi gën ko doxal gën ko barkeel ñu fi liggéey itam yàlla defal leen tey si at tawfiix te musal leen si mbas mi musal si àdduna bi yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi lay jaajëfal yow aussi parce que doomu Ndar yi initiative bu rafet la initiative la boo xam ne ñu bëri war nañ cee inspiré sax parce que coow loolu yàgg nañ ko fay yëkkati am na ñoom sax sur yu lañ ko commencé woon ci yenn école yu bëri ñu ne war nañ ko mën a changer mi initiative bu noble boo xam ne dañ leen ciy encouragé di leen ñaanal yàlla aussi ngeen am ci réussite bi ngeen ci séntu bu baax a baax Ahmed Karim Cissé la woon Cissé bi nag moo ma siy jaaxal xam naa bu ñu paree rek ma am nu ma def ak yow. amul sikk. ñu ngi leen di jaajëfal ci ànd bi ngeen àndoon ak ñun seen l'invité de la rédaction Dóor waar moo nekkoon ci technique bi jàngeen jëf ba beneen yoon.